ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV seen émission diisoo amaan mbégte ànd yéen ci waxtaane Sénégal tolluwaay bi waxtaane lépp lu soxla askan wi waaye itam topp li nga xam ne actualité bi am mbégte di am geneen gan goo xam du ñàkk buñ ko présenté Sénégal xam tuuti mooy kan ndax ko nu xam la depuis des années ci combat pour la démocratie sampo Sénégal waaye itam lu jëm ci àqi doomu aadama défenseur des droits de l'homme la kooke mooy Alioune Tine Alioune Tine mooy sunu gan monsieur Tine ma lay nuyu bu baax. ma lay nuyu di la sant di la remercier ci sa invitation bi. te di nuyu seen téléspectateurs yëpp. di leen sant tam. jërëjëf Alioune Tine xëy na ñu bari xam nañ ko xam ko ci Amnesty xam ko tey ci Afrikajom mais lu ko jiitu xam nañ la ci combat bi ci mbedd mi. ku ne xam na sax 23 juin. keroog la xewoon lépp ñu bari ñu ngi koy fàttaliku. mais lu gàtt rek ngir Sénégalais yi gën a xam kan mooy Alioune Tine bu ñu doon laaj présentation yaay kan. waaw man gaa maa ngi juddoo Ziguinchor waaye sama waajur yi waa Ndar lañ. Ndar yëpp xam nañ leen. ba pare jàng Kaolack jàng fa école primaire. jàng fa secondaire. ba pare dem jàng Lyon 2 université Lyon 2 la jàng fa la amee diplôme. linguistique def sémiologie mais def naa yeneen branche nag. waaw ay anthropologie culturelle anthropologie sociale. def naa ko def tuuti cinéma. da jaar tuuti. waaw am naa jaar yu mel noonu donc milité yàgg naa milité aussi parce que maa ngi nekkoon ci jeunesse su MEPAY aussi. mooy PAI. seen élèves yi ak étudiants yi. waaw nekk dans la clandestinité je suis membre fondateur de la Ligue démocratique. après ba bàyyi nekk naa syndicaliste membre fondateur du SAES ci la nekkoon seen premier bureau yi. ci la bokkoon. responsable communication SAES. après ñu créé aussi bi ñu jógee SAES RADDHO. voilà ma nekk aussi pendant pratiquement plus de 15 ans. bi ngay nekk SAES boobu la doon def lu nekkoon sa fonction. boobu maa ngi doon enseigner université Dakar donc jàngale naa université Dakar. loolu laa bëgg ñu souligner ko. lu ëpp 20 ans. jàngale naa tam CESTI journaliste yu bëri. à peu près 20 ans aussi di leen jàngal technique d'expression. orale écrite ak yooyu yëpp donc jàngale naa aussi ci université yi parce que quand même man je suis un grand théoricien de la littérature. waaw macha allah. waaw léegi boobu mënoo jàng tey littérature africaine. te jaaroo ci théorie Alioune Tine mënul am. ci àdduna bi yëpp nag mën naa wax loolu. voilà après nag bon dugg liggéey ci droit de l'homme nekk nag militant laa mos a doon. voilà. justement bi ma gisee sa présentation ginnaaw njàng mi ca Kaolack dem ba France ñëwaat Sénégal nekk professeur d'université dugg ci politique. yaa ngi may wax waxu PAI mën naan la jamonoy Mahmoud Diop syndicalisme. SAES tey Alioune Tine nekk bu ñu ko waxee rek xel dem ci défenseur des droits de l'homme lu waral trajectoire bu xaw a gudd boobu ba faf daanu si tey fii. bon engagement la rek ça veut dire que da ngay engagé am ay valeurs yooyu défendre am aussi ay principes yoo xam ni da nga koy défendre. am idéal. idéal boo xam ni tu veux un monde vraiment juste. tu travailles pour un monde équitable. un monde effectivement où les droits humains sont respectés. loolu la loolu bu nekkee ci yow day mel ni dafa bokk ci sa ADN. ci sa deret la nekk di dox. donc bi ñu jógee RADDHO nag après nekk naa fi sax président du comité sénégalais des droits de l'homme. bien sûr waaw ma nekk président du comité. président Sall doog a ñëw juste au pouvoir. voilà ma daal di aussi naka laa koy waxati ma audité. waaw maanaam def examen xool càmbar ko bu baax li nga xam ne mooy comité sénégalais des droits de l'homme. xool li ci baax xool li ci bon defuma ko man kenn mais dama ko def nag ak acteurs yëpp. société civile la nga fa woon magistrat yaa nga fa woon. état bi ma nga fa woon et puis les autorités civiles et coutumières les autorités religieuses ñëpp ñu nga fa woon ñu def ko ay journée yu bëri li si ne yëpp ñu gis ko bañ fa jógee liñ jëkkoon recommandé mooy nañ def benn loi sûr waaw ñu tëgg ko pour créer une commission nationale des droits de l'homme parce que loolu moo témboo ak li nga xam ne moom la Nations Unies wax loolu moo témboo ak wareef bu Sénégal
d'accord obligation internationale ñu tëgg ko 2015 ñu jébal ko gouvernement bi mu ngi ak président loi boobu bés bu ko defee xam nga dañu jël suñu comité sénégalais defuñ ko commission nationale looloo tax ñu def ko rang B te A la ne woon moo jiitu ci A ñëpp tey mu nekk B mu ne B dañu wàcce ñu ndax bés boo xamee ni loi boobu jël nañ ko ba teg ko rek ba ñu doxal ko nommé 11 commissaires parce que commissaire bu ne bu boobaa da ngay am lay dox sinon boo xoolee comité bi du dara tey donc loolu loi bi bu ñu koy appliquer rek ñuy dem A waaw kooku nag ñu ngi ñaan président de la république appliqué ko président jot na monsieur le ministre de la justice gis nga mi ngi nii dañuy liggéey ak ñoom sax Malick Sall yàgg ngeen vraiment jot na tam tey ñu am une loi créer une commission nationale parce que quand même mbiru ak yelleefu doomu aadama dañ ci mus a jël premier d'accord ci mus a nekk référence ci Afrique depuis Senghor ba tey monsieur Tine gis naa ni léegi deretu défenseur des droits de l'homme bi dafa feeñ suñu waxtaan ndax dama du commencé di la laaj tuuti lu waral dugg ci droit de l'homme faf nga commencé xuus mais dama bëgg ñëwaat tuuti ci choix bi lu tax ki nekkoon PAI ba créé tey yenn parti yoo xam yaa ngi ko tudd sàng AJ su ma jumul nga fi wax non Ligue démocratique LD waaw LD waaw mais tey lu tax Alioune Tine mel ni ku raxasu ci mbirum politique féete côté bële moo tax dama bëgg a laaj foofu lu xew Alioune Tine ak politique lu waral seppi sa loxo ci yëngu-yëngu politique wala exactement lan la waaw xam nga nag bi nga xamee ni LD dugg na si gouvernement bi ci laa teggi sama tànk parce que ci man jotul woon mën na am ma am dëgg mën na am aw ma dëgg ma jógee nag man ne dem syndicat bi ñu créé suñu syndicat bi sax ñu ngi ko créé ay 89 noonu. lan moo waraloon nga jàpp ni booba LD jotut mu àgg ci pouvoir bi wala mu bokk ci parti bi coalition bi nekk au pouvoir. waaw pour man dëgg-dëgg ñi nga xam ne am nañu ay li ma ci wax ay argument yu leen yóbbu foofu tey bu ma ko xaymaa. dëgg la woon pour ñu dem booloo ndax problème yi amoon Sénégal dafa bëri suñu problème ak Mauritanie suñu problème ak Gambie suñu problème ak Guinée-Bissau sans compter aussi suñu problème ak Casamance ci la dem si yàlla gi Amath Dansokho waay sa xarit la woon xayma sama xarit bu baax ñoom fekk naa Sémou leen Pathé fu bëri Gueye ngeen ànd ci lu bëri voilà ak Sémou dañu daan waxtaan lu bëri Sémou Pathé Gueye voilà voilà ñoom ñu ni bon jot na ñu boole suñu doole yi jàkkaarloo ak jafe-jafe yi waaw tey bu ma xoolee ñoom mun naa leen dëggal ci liñ ne mun naa dëggal ci li nga xam ne ànd nañ ci dugg ci gouvernement bi ci période boobu waaw man nag temps boobu xam nga nag dama xawoon ne xale nekkoon ci engagement bu métti nag ay engagement yu métti d'accord loolu la woon engagement moo la topp ba léegi moo ma topp foofu laay ba dugg léegi sax ci li nga nekk tey mbirum défenseur des droits de l'homme tey en tant que expert koo xam da nga dem ba jiite Amnesty waxuma la Sénégal mais niveau Afrique Afrique centrale Afrique de l'Ouest et du centre waaw bien sûr nga ñëw tey yore Afrikajom nga xam ni kon ba tey yaa ngi ci la nga gëm tey ba doon def benn natt évaluer situation wu sàmm ak doomu aadama ci Sénégal damay gàttal date bi dama koy jege sil tàmbalee ko ci 7 ans président Sall au pouvoir maanaam 2012 ak léegi jàngat boo ci def dëgg-dëgg mun nañ ne am na ci fànn ak yelleefu doomu aadama moom yaakaar tas na dëgg neex yàlla waxee rek waxal yàlla dëgg-dëgg yaakaar tas na lool sax waaw parce que ak liñ gisoon mu am te it ñu ko daan wax président Wade lu yàgg parce que président Wade dañ doon wax ne toujours que vraiment bu fekkee ne ci tabax ay infrastructure di ko defar dëgg-dëgg def na fi lu baax loo xam ni avant moom mosu fee am waaye bu fekkee ne ci yàq ay institutions yi yàq na fi lu bari kooku yàgg nañ ko di wax waaw day te li ñu doon xaar loolu moo tax sénégalais yi dañuy xarañ loolu moo tax ay 2008 2009 ñu ne nañ xalaat moo indi xalaatu assises yi assises yi pour tabaxaat refonder tabaxaat institution yi tabaxaat gouvernance bi tabaxaat li ñuy wax vivre ensemble bi li ñuy wax Sénégal benn bopp la
voilà benn bopp mooy indivisible. waay indivisibilité boobu. ñu tabax lépp mu ngi ci biir assise. ana mu tey. waaw ñu ni ñëpp signé nañ ko. moom it yaakaar tas na président sax signé nañ ko foofu yaakaar tas na fa. am na lu mu fa jël tuuti loo xam ni bees na. dañ koy rafetlu. dëgg neex yàlla. am na yu mu indi yoo xam ne ay coppite yu bees la waaye li nga xam ne daal mooy xolu mbir mi. tey bu fekkoon ne assises yi li ñuy wax mi ngi ci. li ñuy wax àq ak yelleef doomu aadama ak commission nationale des droits de l'homme mi ngi fi. tey kooku vraiment jox nañ ko. te vraiment jël ko proposé ko assemblée nationale rek a ci des bu ci am lu muy xool mu xoolaat ko mais dëgg na ko def benn. ñaar mu ngi doogaat am mandat bu bees bu fekkee ne dëgg bugg na génn par la grande porte ba ëllëg si biir ñu wax. lii nga xam ne am na ay proposition te mu nekk ci assises yi. dañ ko jëlaat tabaxaat toj kiiwaat tëggaat ko mu ñu ngi fii ci yi nga xam ne ñu defar ci rapport yi li mooy assises yi. assises yi dañ ko jël tëggaat ko bataaxal ya nekk noonu. dañ ko tëggaat mu ngi ko rapport yi. dañ ko tëggaat ko indiwaat ñi nekkoon bokkoon ci assises yi. indiwaat waa gouvernement bi. indiwaat parti politique yi opposition ak pouvoir. ñoom Mamadou Lamine Loum ak ABC ñoom ñëpp a nga fa woon. waay ñu xalaataat defaraat tëggaat ba mu dëgër. daal di dem Mbuur indiwaat ñëpp. avant kii bii di am nan lañ ko waxati débat national. ak débat politique. dialogue politique. waay fekk ñun tëgg nañ jël ko jox ko parti politique yépp. d'accord jël ko jox ko président moom ci boppam. jox ko ministre de l'intérieur ci boppam donc mun naa ne ba tey weesuwul. def lu baax. ba tey weesuwul. tëggaat Sénégal moderniser ko. ba ñëpp ni yeesalaat nañu. Sénégal tabaxaat nañu ay institutions yu beex justice bi mu ngi dox. da ngay xool rek tey li ñu am ci ay mécanismes bu fekkee gouvernance la. boo jëlee Cour des comptes ñu ngi ko am depuis pratiquement Senghor ak indépendance. ñu daan liggéey di leen am IGE. IGE ci macha allah ñu xarañ bu baax. président ñëw créé OFNAC aussi. te OFNAC ba mu koy créé ñu ngi fii ñu ngi koy dégg. parce que dafa amoon nag moom slogan bu baax. waaw mooy def effectivement une gouvernance vertueuse. mooy ba muy wax rupture. bonne gouvernance wax. la patrie avant le parti. xam nga nag loolu mu wax. ñun ci suñu bopp ñu ngi koy tabaxaat moom la ñuy tuddee l'en commun. bu ñu nee la patrie. l'en commun. dama gis sànq benn livre fii. monsieur Tine benn document. nga baal ma àbb ko tuuti. waaw lii mooy rapport bi nga bindoon. ci atelier de lancement bi yaa ngi ko defoon ay jamono ngir ñu taxawal commission sénégalaise des droits de l'homme jox ko gëdd gi ci war. dëgg la lii mooy bataaxal bi. ma ngoog kii waaye mooy ba léegi bataaxal bi président. rapport baa ngi nii. te kat man dañ ma nettali ni bi ko président jotee. dafa kontaanoon lool. ba mu ko gisee. te it gis nga dañ dem wuti xaalis. wuti xaalis ñëw ak ay partenaires. ay partenaires kon xaalisu état Sénégal demu ci. xaalis état dem na ci waaye lu néew la. lu néew la lu néew la lu mel. waaw lu néew la waaye xaalis bi nga xam ne ñoo ko wutal suñu bopp ci partenaires yi. ndax biñ ko jëlee rek partenaires yi ñëpp a ñëw. waaye jàppale ñu. ndax solo si mu am. te bi ñuy invité aussi. invité nañu bu Nigéria ñu ñëw. invité nañ ki nga xamoon ne moo nekk président commission Togo. dafa mel ni sax mbiru àdduna la woon. te képp koo xam ne vraiment xarañ nga. yaa ngi woon ci mbir mi. bi ñu ko tabaxee tëgg ko moo indi nag suñu loi bi gis nga loi bi ñu ko tëgg. dañ ko jox Nations Unies ba mu valider ko. ñu jël ko doog ko teg ci loxo président de la République. boobu Kaba moo fi nekkoon. waaw te fii vraiment ñëpp a ngi fi woon vraiment ñun ñu baax ñu ngi fi dëgg neex yàlla donc fii daal. mais li ma gis mooy président. sànq da nga toll woon ci yaakaar dafa tas. ci mandat wu njëkku président Sall may dégg sànq nga naan ci mbiru. lépp lu jël mbiru ak yelleefu doomu aadama. waaw fa laa bëgg ci mbiru institution yi. waaw maa ngi ñëw foofu yaakaar tas na maa ngi ñëw xam nga dama bëgg ñu ñëw ci point par point parce que bu fekkente ni ku toll ni Alioune Tine tey dem na ba analyser 7 ans président Sall au pouvoir bay waxu sortir par la grande porte maanaam nga xam kon daal fi ñu toll ni mbir yi moom président Sall ci 2e mandat bi la mën a sauver mbir yi mbaalu ko mooy caaf xëm. dëgg la kon Sénégal avancé wul 7 ans yi mais kon dafa reculer ndax bu taxawee avancé wul sax dellu ginnaaw la.
dañu war a avancer bu fekkee ne nga ma ci mbirum àqi doomu aadama Sénégal yaakaar daf ci tas ci président Sall. sàng nga neeti ma rapport bi itam yaakaar daf caa tasandi. ndax mooy tax ñu sàmm àqi doomu aadama. sàng ne nga moom ci mbirum démocratie tamit ak fexe ba nit jox àqam yaakaar njox des na mu xambin kon xanaa yaakaar tas na ba tey bonne gouvernance président Sall waxoon ni woon la patrie avant le parti. ndax tam bu ñu waxee àqi doomu aadama jël li ñëpp bokk sàmm ko. bokk nañu ak jot ca wàllam daf ci bokk. dëgg la ci rapport yi bari na. ñin épinglé bari na. waaye ñu ci bari ñin épinglé ci ay rapport nga tudd ko. Cour des comptes IGE. OFNAC président Sall créé ko ak OFNAC waaw. foofu tamit xanaa ko téye waaye daal. foofu tamit xanaa yaakaar dafa tas kon. xam nga du man sax maa wax. ku wax. waaye boo jëlee soxna si nga xam ne mooy Seynabou Ndiaye Diakhaté. waaye. te moom ci boppam mooy diriger OFNAC. moo ne man de am naa fi fukki rapport ak. juróom-ñaar xaw ma juróom-ñeent. mu ne yow Bassirou Gueye jox naa la ko saytu ko. te OFNAC ña fa tamit dañ xarañ. borom xam-xam ñëpp a nga fa. ñi ñu nommé foofu macha allah. waay liggéey nañ liggéey yu rafet. pouvoir bi ñu am pour liggéey. liggéey nañ ko. waaye nag léegi liggéey bi ñuy liggéey buñ ko jébbalee justice. te justice deful liggéeyam. loolu mooy indi loolu mooy problème bi. te problème boobu il faut que ñu faj ko. foofu jàngoro dëgg la. parce que bu fekkee ni ñoom dañ leen di fay. ñu am budget. waay ñu leen naan liggéey leen ñu liggéey. ba pare ni diw. lii ak lii ak lii def na loo xam ne lii waratuñ ko sax nommé. def na loo xam ne lii dëgg-dëgg il faut mu ñu yóbbu ko ci mbaxane. fa mbaxane nee benn. te amul. xam nga day doy waar. waaw léegi inspection générale d'État tam. loolu lépp ak la faute président Alioune Tine. maanaam il faut que ñu def ay réformes yoo xam ne justice bu fekkee ne procureur gis na lii te jaaduwul rek. te alalu réew mi la ak ku munti doon ak ku mun a jël dafa war a mun a jël boppam daal di ñëw. xam nga léegi par exemple dañu naan. presse mooy deuxième pouvoir boo demee dans les pays développés. waay dañ koy wax xam nga lu tax. parce que presse bi bu demee def investigation daal di ñëw. ma jël problème mu kii nga xam ne moo doon président de l'Assemblée nationale bu France. dañ ko tudd rek te kat ña muy invité ña muy lekk. lekk ga muy kii ni mu ko jëndee. ak léeg-léeg seen kii yooyu bu ñu seen naan yi ñuy naan. rek mu démissionné. waaw ba mu nee ministre. xam ne justice sax jotagu ci. mais fekk moom dina ni comme man waxal nañ ma lii. te it foog ma raxas sama bopp ba mu set damay dem justice raxas ma ma raxasee ba mu set ma dellu si. loolu. fa lañ àggagul. président Alioune bu fekkee Sénégal mi ngi war a dox ba yegg fii yëpp. damay ñu at ci yow. damay gis en 2011 dafa bari ay leaders yoo xam taxawoon nan woon ndaw ñu génn ci mbedd mi. dama koy fàttali lu bari ndax c'est important. ndax laaj naa ñu bari lan moo des ci ruu 23 juin. maanaam 23 juin bu dente ruu la. lan moo ci des fi ñu toll nii Alioune Tine. waaw xam nga ruu bi jógu fi ruu bi. tey soo xoolee xale yi. ñoo gën a sawar ci ñi nga xam ne ñooy génn ci mbedd mi ñooy gën a sawar ci li nga xam ne ñooy dox pour que li nga xam ne mooy bonne gouvernance am. pour que ñu nga xam ne justice dox. bés bu ne nga gis ñu jàpp leen bés bu ne nga gis ñu téye leen bés bu ne ñuy wax. waaw tey daanaka bu fekkee ne da ngay xool li nga xam ne doxul Sénégal ñi koy gën a wax man dama nekk ci réseaux sociaux yi. bien sûr waaye. sooy dem ci réseaux sociaux yi. di nga am température u Sénégal. dëgg la te ñoom ñi nga xam ni tamit présidence. ils sont bien présents APR ils sont bien présents dans les réseaux sociaux. ku wax ñu tontu la. ñoo ci gën a ëpp sax. yeneen partis politiques yi. ils sont bien organisés sur le plan de la communication pour di ko xool donc. mais boo dëggee ci réseaux sociaux yi. di nga am température bi. waxuma la sax solidarité. par rapport au Sénégal température bi yow boo ko doon xool degré fi mu toll tey. degré température maanaam ñëggu xolu askan wi
ca lan amoon ci yaakaar comme yow ni si yaakaar tase tey booy xool askan di leen diglu looy gis looy yëg. écoute bés bu ne nga ubbi boo ubbee télé. télé yu bëri mënoo ubbi télé bés te doo gis kuy ñaxtu soit mu ngi ñaxtu ci inondation yi. soit mu ngi ñaxtu mbiru suuf. soit mi ngi ñaxtu daal parce que. war a fajuwul mbiru justice wala fajuwul. wala hôpital di nga ko dégg nga waa Rufisque yi seen jooy yi. donc amul bés booy ubbi te du am problème. loolu sax mun nañ ne amul réew boo xam ne day ñàkk problème parce que aussi problème yi di dox 100%. mais am na degré yoo xam bu fa àggee yëpp mais am na ay degré yoo xam ne bu fa àggee par exemple li ñu gis ci inondation yi dëgg-dëgg xalaatuñu woon ñu gisaat inondation yoo xam ne mel na nii. donc ba tey jógu fi. waaw école yi. ba léegi par exemple boo jëlee li nga xam ne mooy éducation. doo toog at ba mu jeex. te du am grève. day métti te lool du am coow. day métti lool war nañ ko jël. gisoon nañ fi at ñu génn sax ñu dem ba enseignants yi toll ak état ci ñu war leen a xaje. tu vois. ba première dame Marième Faye Sall moo intervenir loolu yooyu yëpp Alioune Tine buñ ko defee wenn taxañ lan moo ci responsabilité yéen les acteurs du 23 juin. waaw xam nga dama naan acteurs yu 23 juin yi mënuñu ne fu ne. 23 juin sax boo gisee date bi dafa limité ci. 23 juin dañ doon xeex pour que troisième mandat bañ a am. macha allah te ñëpp bokk ci. waa catégorie sociale yëpp ñu ngi ci woon ba mu jeex. léegi ay mbir yu bees yoo xam ne moo am ci ay contexte bu bees. li nga bëgg a wax foofu contexte bu bees bii nag dëgguma la ma leeral foofu li nga bëgg a wax mooy. su ma nee responsabilité acteur u 23 juin mooy ñi gën doon xeex pour am lu gën li fi nekkoon. dafa mel ni li fi nekkoon. bu nu ko gam-gam léegi li fi nekk tey day mel ni est-ce que sax amul ñu naan rëccu nañu moo tax ma ne est-ce que tey amul leen responsabilité ci tey Sénégal fi mu toll booy wax waxum njàng mu ñàkk a dox justice bu nu tënk xëy na ba doxul ñu koy joxoñ loo fa mu war a jaar. njàng mu tegu ci yoon nit ñi war a fajuwunu ñaxtu yu bëri ci réew mi kon dafa mel ni dëgg-dëgg kon yéen ñi doon xeex ngir Sénégal soppeeku ba dugg ci loxo yi mu nekk bu Sénégal tolloo fii am ngeen ci responsabilité bu diis. waaye nelawuñu Sénégalais yi. waaw li ci am solo mooy nga bañ a nelaw. nelawu leen li ci am solo mooy nga raxas ci sa loxo ni sama yoon nekku ci. li ci am solo mooy nga bañ a découragé. li ci am solo mooy nga jëlaat sa manche yi nga retroussé ko. wax say mbagg. wax say mbagg. nekkaat ci liggéey bi. ci loolu lañ ne. waaw am na fi mu ne nii ñun retraité nañ. xale yi sax lañu war a bàyyi ñu nekk di wax. waaw mais teel na nag. bi ñuy retraité nii tamit li ñu ubbi pour xalaat la xalaat na ëllëg naka la ñuy tabaxaate ëllëgu Sénégal ba mu baax. ba sénégalais yi ne benn ba jàmm sax fi. juboo sax fi di waxtaane nag. suñu problème yi voilà parce que problème yi. dañ koy waxtaan wu yaatu parce que Sénégal bu bees moo ama bu fekkee ni waxtaanuñu. déggoowuñu suñu biir ba xam ne. fokk ñu def benn démarcation entre ñun ak suñu lii ñuy wax défi yi. waaye li ci suñu kanam. défi yu mag ñu ngi taxaw nii te défi yi nekk benn rek koy tax a faj. yooyu défi mooy yan ak yan ju gën a fees pour yow. bu jëlee gaz beeg pétrole bu ko défi bu am solo la xam nga bu ñu demee ba ñu ne li ñu découvrir ci gaz bu yàggul encore ak Mauritanie. te Cosmos découvrir ko. waaye moo ëpp loo xam ne lii moom lañ fi amoon moo ëpp ci àdduna bi pratiquement. xam nga loolu. ay mbir la day ne ay alal ju bëri te alal jooju day mel ni ñeene fële ñoo la ko gën a soxla yow mi nga xam ne yow yaa ko moom. xam nga loolu. te it mu jaral leen lu ne ñële nekk fële. xam nga loolu boo ko xamee. te nattuloo menace bi. lan lay peser. da ngay jékki-jékki rek wala nga xiif ne xaaral rek ma daal di ko aakimoo. jël ko man ak samay nit wala ay samay mbokk. comme li tàmbalee feeñ tey ci mbirum Aliou Sall ak Petro-Tim. ma ne gis nga ñoom bu boobaa dañuy kontaan parce que dañ lay mosal su ko defee yow da ngay mos nga foog ne àdd comme xamoo xaalis. xaalis bu toll noonu. fekk na dañ lay mosal ñoom lu baax yëpp dañ koy jël di yóbbu rek. mais su fekkee ne nekk ngeen benn. waxtaan déggoo ni nii. lii réew mi di am mooy gën a bari. ci lu wér. te it boo ko séddee nit ñi jàmm rek ngay am boo fekkee ne ku nekk lim ci war a am na ko
jàmm rek mooy am su ko defee yow da ngay nekk ci situation boo xam ne dëgg-dëgg day ne situation jàmm. est-ce que tey ku ne xam na ni ci 20 mars 2016 Sénégal demoon na ci référendum ñu waxoon ni léegi ressources yi askan wi ñoo ko moom. mais est-ce que tey Alioune Tine en tant que observateur di xam li xew ci dëkk bi dëgg-dëgg acteur sax lay wax noo gisee est-ce que li ñu voté woon dugal ko ci sunu saxtu ndayu réew mi la charte fondamentale est-ce que ci bët li ñuy gis méngoo naag la ci yoon wax. waaw am na loo xam ne tamit foog ñu reconnaître ko nguur gi. parce que bu fekkee ni da nga bëgg gisaloo ko dara lu baax. tamit war nañu laajte yow ndax da nga indépendant wala indépendant woo. am na ñu wax ITIE. ITIE waaye. ITIE jox nañu note bu baax Sénégal te kooku tamit. du loo xam ne lu ñu war a sànni la wala lu ñu war a sofental la. mais note bu baax boobu ndax en réalité sur le terrain loolu ngay gis pratiquement. maanaam accord yi nga xam ne def nañ ko. wane ko feesal da ko feesal ko. loolu la ci ITIE mooy ci transparence loolu am na. ci kaw yi kayit leer na. waaw loolu. mais ndax jëf ji. léegi maintenant li nga xam ne BBC wax na ko. li ñu gis tamit Petro-Tim ak Frank Timis def na ko. loolu tey na xel lool tey na xel ku ne. waaw kooku moom dëgg neex yàlla tey na xelu ku ne. bett la ci président Macky Sall mi nga doon wax yaakaar ci moom lu bëri. loolu tamit yaakaar bu tas. ci dama ne loolu su ñëwee nii ci njàlbeen gi te dara dikkul. bu dara dikkee mënees na ko rectifier man xam nga ci rectification laay ñëw. il faut ñu rectifier ko. d'accord waaw rectifier ko nag. mooy gën a yaatal waxtaan bi. kuréel yi nga xam ne dañ koy def mu nekk kuréel yoo xam ne du ay fonctionnaire rek ñoo koy ŋànk. waay. waaw parce que boo gisee ñu jël kuréel bi jox ko ay fonctionnaire ba pare dëkkal ko biir présidence. ba tey du nekk loo xam ne lii dëgg-dëgg dafay dal xel ci sama gis-gis. waay waay dañu war a am kuréel boo xam ne. fexe ba nga xam ne képp koo xam ne xarañ nga ci mbiru pétrole nga ne ci. xarañ nga ci mbiru yoon nga ne ci. nga nekk di biir société civile di ci dox nga ne ci. loolu ba pare génne ko présidence. ok ba pare te mu am indépendance mu nekk ay ñin ñu wér mu nekk ay ñin ñu màndu. loolu dafa am solo lool. dafa am solo lool. su ko defee lépp loo xam ne moo ne foofu ci réew yi am solo yi. doole yi te bari pétrole noonu la ñuy def. waay su ko defee. mu ne loo xam ne mooy lii mooy ñëpp a ko bokk. surtout sax te ñi nga xam ne ñi ñu wóolu. ñoom lañ fa teg. jamono bi nga xam sax daanaka pétrole dafa yëngal réew yu bari duma ko lim xam nga ko ñu bari ci àdduna bi xam nañ ni fi ñu toll nii réew mu am pétrole bu ci ne am nga problème bu rëy rëy ndax ñëpp a ngi koy wër. borom alal yi réew mu ci stable am pétrole sax daañu fa dugal tooke yëngal ko nëxal ko ba dugal dootal pétrole ñoom ñu aw ca ginnaaw yoxoos tibb ko yóbbu kon Sénégal fi ni nii war naa daw mais dafa am fu mu bëgg a def benn transition ñu dugg ci beneen mbir président Alioune Tine. kuy bàyyi xel Afrique nga. ndax da nga nekkoon tamit directeur exécutif bu Amnesty International. section Afrique l'Ouest ak Central. kon xam nga Afrique li ciy dox. noo gisee jëfu acteur politique yi ci Afrique ndax réew yu bari sama gëstu xóotut waaye mën na maa jël Rwanda. la fa xewoon 94. ñu ni officiellement 800 000 morts ñu xam ne ëpp na sax 1 million di dem. fu mu jóge woon ci ay acteurs politiques. nga jël Centrafrique. lu ko jiitu François Bozizé Anne-Félix Patassé. ba wàcc ci rebelle Séléka yi ak anti balaka yi nga xam yëgul dara daaw jég la. nga dem tey Guinée Conakry. nga romb jaar Guinée Bissau. Nino Viera Ansoumana Mané. li ma la wax yàggul dara ay fay suñu kanam la. ay acteurs politiques ñoo yëngal dëkk yi. loolu noo gisee jëfu acteur politique ci Afrique. waaw li nga wax nag lu doy waar la Afrique problème bi ñu am mooy il faut ñu am ñoo xam ni ay patriotes lañ ñu am ay nationalistes ñu am ay des gens yoo xam ne ay nationalistes lañ. ñu bëgg seen réew. ñu bëgg seen réew. dañ ko manqué fi mu toll nii kon. waaw bëgg seen réew dafa am solo ba pare mandu te lu am solo la politique yombul. ba pare nga mën a doylu parce que nguur ki ko mën a yor moo xam ne mooy kiy doylu lu am solo nga noonu nag parce que loolu moo gën a jafe. doylu te it nga xam ne li ñëpp bokk
bu fekkee ne da nga ko bëgg am mu dem waruloo partisan ba mu ëpp. parloo da ngay seet ci doomu réew mi ñi nga xam ne looloo tax appel d'offre am solo. ñi am xam-xam mën a liggéey mandu du ñi nga xam ne rek ñooy dem naan la yow yaa baax yow yaa fi gën. te itam ñu wàññi bëgg nguur. wàññi bëgg nguur parce que nguur Afrique moo mel noonu day moo gën a moo ëpp doole sax boo nekkee buur. li ñuy wax absolutisme ay pouvoir absolu la. boo demee nag ba nguur gi jàpp la xam nga Senghor. dafa doon wax ne nguur dafa mel comme drogue. looy gën di dem xam nga drogue da ngay accro. nguur da ngay accro te it da ngay seet rek li ñuy wax nguur boo jëlee représentation nguur. nga ne président def oto motaar yu rafet yi ak nu ñu sol dar la nga am sa avion wu bopp. boo ñëwee ñëpp tëdd. boo ñëwee ñëpp kii. daanaka buur ngay doon. booy dox kenn du nooy ñëppay naan teg. disons que lu la neex. mun nga ko def te dara mënu la téye amul institution bu la mën a téye. donc loolu bu fekkee ne foog nga mat dëgg am mandu te dëgg te it nga bañ a ne benn nopp xam nga benn nopp mooy yàq réew yu bëri. da ngay toog am ñoo xam ne fii voilà. ba pare gis nga am na yoo xam ne su fekkee ne teelu loo ko réglé. yow ci sa biir fi nga nekk ak ñi nga nekkal ñoom ci la bokk ñoo lay gën a yàqal. ndax Alioune Tine bi nga nekkee am na fi def nga benn gëstu. man xam naa ne gëstukat nga. koy nattale nga. ndax gëstu nga li am ci Afrique ci ay guerre. jóge ci acteurs politiques yi. ñaata doomu Afrique ñoo ci nekk victime ci xayma loo xam da ngay xam ne lii moom. loxol politicien la jógee ba ay bakkan wadd ci. bari na wallaay maa ngi Mali rek comme expert indépendant. yàggul dara yaa nga fa woon. bu Nations Unies maa ngi fay waaj a dem nii sax. kon waaw tey boo jëlee li xew Mali en réalité du faute malien yi rek. du faute pouvoir malien yi ñoom am nañ ci faute. mais ñi nga xam ne ñoo taal Libye ñu taal Libye. ba mu takk. safara si dem ba egg Mali. ku taal Libye ñu indi problème ñi taal Libye kay xam nañ ko ñi dem créer guerre bi ñoom sax Nicolas Sarkozy ñoo ko taal. Obama dugg na ci mais mu ngi regretté sax lu tax mu dugg ci. waaye africain ñu seppi leen sànn fee. te Libye biir Afrique la ne. te Libye moo waroon a nekk sax xam nga al Sarkozy kii nu mu tuddati Kadhafi mu ngi doon xeex. waaye pour que fii que siège pour que Tripoli. nekk siège Union africaine. mu doon def ay propositions yu bëri. mais proposition pour même mu am monnaie unique africaine. mais lu proposition yi bari Nicolas Sarkozy mi nga tuumaal sàng bu taalee guerre ba ca Libye Sarkozy wàccut en personne dox ci mbedd Libye yi yor ma ko doomam ti rey bal waaye da ko awee ci ay acteurs politiques libyens contre ay doomu Libye. waaw c'est sûr que ñoom am nañu ni ñuy doxale ba nga xam ne au lieu que ñu fay daay gi dañ koy yokk waaw te ñoom am nañu seeni ay société civile yoo xam ne ay intellectuel lañ yoo xam ne ñooy ñëw gis la ni la président war nga dem dóor ñii nga jóg rek daal di dem dóor lay yàqu nag conséquences yi après ak fa muy dem ak conséquences yi muy am xam nga sax président Idriss Déby dafa di yéen da ngeen dem di bi def seen liggéey bi ngeen liggéey ba def ba defu leen service après vente. yàq na Afrique yëpp. te it Afrique dafa jot loolu nga xam ne xew na. ñi ko def ñu leen di joxoñ. di continuer di leen joxoñ pour que ñu bañee ne ñoom Mali dafa ne seen yoon newu ci. parce que dañuy dem ba pare ni bon def leen G5 ngeen def G5 Sahel. te duñ leen jox jumtukaay. waxi kese lay doon état yooyu ay état yoo xam ne déjà ay état yu faible lañ. nga jël ay 10% wala 12% wala 15% sa budget nga dugal ko ci ay armée dafa am problème te bu fekkee ne dem nga ba aussi sa li ñuy wax sa gouvernance xam nga def gouvernance dafa am solo. dafa am solo waaye. mais boo jëlee sa armée nga defar ko. nga yónnee ñu dem jëndi ay ngànnaay. ngay jël xaalis ba lekk ko. wala ñu wuruj ko. te nga ne ci biir guerre. naka ngay gagné guerre boo gagné mais président Alioune Tine yaa ngi tudd sàng Mali. damay xaw a mel ni ku romb Idriss Déby Tchad.
romb Omar El Bachir ak la fa xew ak jàppal bàyyil fi mu toll nii moom sax yoon teg na ko loxo. kon dëkk ba nekk ci xeex lépp ndax politique. ma wàcc Afrique sowu jant fii tey fu ñu jege lool Guinée Conakry. ak mbirum Alpha Condé. bi nga mujjee am information Guinée lan mooy situation bi fi ñu toll nii tey. ndax coow li bari na bakkan yaa ngi wat lépp ndax laaj 3e mandat Alpha Condé. dëgg la li ñu ci mujj am daal mooy am na fukki nit yoo xam ne faatu nañ ci am na lu mat je pense juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne nii dañ leen jàpp. lu mat ñaar téeméeri nit yoo xam ne nii dañ cee gaañ. ñii nga xam ne ñoo nekkoon leader yi. société civile ñii tëj nañ leen at ñii tëj nañ leen juróom benn weer. léegi def nañ appel. ñaareel bi mooy seetlu nañ ni bi ñu defaatee seen manifestation bi ñu mujj def. dañ ko encadré. daal di ko bu baax a baax. ak alkaati yi autorisé ko kenn deewuñ ci jàppuñ ci kenn. te ñun ñi génn macha allah bari nañ lool. loolu nag dafa am loo xam ne dañ ko ci jànge Afrique bu fekkee ne da nga def manifestation boo xam ne da nga ko autorisé. indi kaaraange gu doy def ci. jàmm rek ngay am. jàmm rek lay jur. mooy démocratie. ma ñëwaat ci li ngay wax si ñoom Omar El Béchir. xam nga léegi tendance Afrique bi mooy tendance lourde yi nga xam ne moom la ñuy gis mooy autoritarisme mooy populisme mooy nit ki bu ñu buggee wax walla wax seen xalaat nga jàpp tëj journaliste yi nga jàpp tëj su fekkee ne da nga bëgg toog nga daal di jël opposant tëj loolu lañ gis loolu yëpp fitna rek lay andi moo tax bu fekkee ne dañu bëgg jàmm su fekkee bëgg nañ jàmm dëgg. fokk ñu am ay institutions yu dëgër. institution yu dëgër lii nga xam ne mooy nguur gi ku gañe nga dem ñu weccante am ay parti politique yoo xam ne. du ñu jël état def ko comme gâteau boo xam ne dañ koy séddoo. institutions yi da nga koy séddoo jël naka gouvernement bi séddoo. nga jël ambassade yi séddoo jël leneen séddoo waxuñu ne. yow mi gañe amuloo droit jël yenn poste yoo xam ne c'est des postes politiques nga def ko yoon la ku gagné da ngay jël def poste politique mais fexeel ba nga xam ne da ngay am état boo xam ne état neutre la fexeel ba nga xam ne day am li nga xam ne ñun ñi ñoo ko bokk muy intérêt général nga def appel d'offre ci télévision waay RTS laaj na léegi bu ñu jël DG bi def appel d'offre parce que ñëpp ko moom ak yeneen bu fekkee ni da ngay nommé yenn poste yoo xam ni ñëpp ko bokk. ay procureur yooyu nga def appel d'offre. yenn directeurs yi. ak yenn juridiction yi président juridiction yi. nga def appel d'offre. doon kii moo ma neex man la fi toogal ku ma neex. ma ngoog waay su ko defee. dëgg-dëgg dañ ñi nga xam ne ñoom la ñu xam ne ñu gën a gëm. ci doomu Sénégal yi. ak ñu gën a mën a liggéey. ci doomu Sénégal yi bu ko defee ñoom ñu dem. gën a mandute. kon daal loolu nga jàpp parce que léegi du nekk critère boo xam ne critère u carte parti bi maa ko yor rek. waay macha allah analyse bi rafet na ci ay propositions mais dañu nekkoon ci Guinée Conakry. fukki nit ñàkk seen bakkan daanaka ba fan yi néew ba mu tàmbaleeg léegi. kon ca kanam mën naa gën a metti bu fekkee Alpha Condé xëy na dellu ginnaaw ci mbirum 3e mandat. fi ñu toll nii tey fi Guinée toll. Sénégal dafa toll woon en 2012. yaa ngi fàttaliku boobu Sénégal ñaata bakkan ñoo fa dante woon ci diggante 2011 2012. yaakaar naa ci diggante 2011 ak 2012 daal bon matul fukki nit ay juróom-ñaar wala juróom-ñeenti nit faatu nañ ci. xam naa mag gi moo tàmbali dugg si xëy na j'ai nga xaw a fàtte mais diggante 2011 ba 2012 li faatu ëpp na fukki nit ak juróom ci Sénégal. fukk ak juróom voilà dëgg la. dëgg la waaw voilà xam naa dama lay comprendre xam naa coono beeg yooyu la mais tey jamono bu fekkee Sénégal tey loolu am na. nga dégg ñu naan président Sall ak 3e mandat saxal ci lu muy dem monsieur Tine. waaw xam nga débat boobu warta am. warul am débat bi tey bi ñuy def nii dafa mel ni dañu gëlëm. lu xew. ndax fi ñu jaar a tax xam nga bu ñu defee 23 juin. ñu def ko ak président mu ànd ci de façon très active même bi nga xamee ne dañu naan dañuy dem
place de l'Obélisque nelaw fa bés boobu. maa ngi ak photo yi ba tey. ngeen gàddu seen mer gàddu. mu ngi gàddu ni matlaam. mer gàddu la gàddu taxaw sol yu weex ñun ñëpp ñu taxaw. xeex ko xeex bu metti taxaw fa taxaw dëggu ay nitam taxaw fa taxaw dëggu yore aussi ay postes yu am solo ku mel ni Mor Ngom bi ñu tegee. mbir mi moo amee chargé de l'organisation. waaw kii bu ñuy organiser moo koy def ñoom Seydou Guèye ñoom ñëpp taxaw fa taxaw dëggu ñoom Mahmoud Saleh nga xam ne bu ñu daan négocier di waxtaan. dañ daan toog ba ay 4 heures du matin di wax pour affaire yi dem yoon donc yooyu yëpp dañ ko war a fàttaliku. fàttali leen seen liggéey fàttali leen ni ñu nekkee benn. ca booba président Macky Sall mii tey ma nga ca seen biir. ni nga ko waxee moo leen di waxal bu amee problème sax moom laa daan woo wax ko mu réglé ko. donc suñu demee ba nga xam ne am nañ 23 juin 23 juin lenn rek la signifié. ça veut dire que sénégalais yi du keneen sénégalais yi ñoo jóg. ni mu ñëw biir taxaw kii. nu mu tudd du place de l'Obélisque. assemblée nationale assemblée nationale bien sûr waay. assemblée nationale lañ taxaw. xeex ni du fi amee. bien sûr. mu njëkk xeex bi nga xam ne moom la ñu xeex de façon physique. man maa ngi fàttaliku professeur Mboup la je pense moom moo nekkoon hôpital principal bi nga xamee ni kii naa ba dellu si. ci ngoon si mu ñëw mu ne ma Alioune tu as gagné ton combat retiré nañ loi bi xam nga kooku. peuple bi moo ko invalidé. ñu daal di dem bi nga xamee ne. lépp ci kanam président Macky Sall. mais moo ci xeex bi la bokk laa la wax. dama bëgg mu leer que ni xeex bi ci xeex bi la bokk. ci diggu xeex bi. bi nga xamee ni président conseil constitutionnel. nee na Wade mën na ko. waay keroog xeex boobu dafa metti ay bakkan faatu nañ ci. policier sax faatu nañ ci ñu rey ko rey bu ñaaw. waay ñu ngi fàttali ce qui n'est pas normal Fodé Ndiaye. ñu koy jaale aussi. man ñu jàpp ma ni ma rap suba teel la ñu jóg jàpp na ma téye ma fii. defuma gisuma te boobu it maa ngi dellu si aussi kii di procureur époque bi. Ousmane Diagne. Ousmane Diagne. ànd ak fit ànd ak mandute ànd ak wóolute. parce que waxul woon ni dem leen jàppee Alioune Tine de te bu ñu jël jàpp Alioune Tine tëj ko te. moom waxul ni dañ ko jàpp. dafa bind lu leer ni bokk ci yëgul bu leen ko ci boole bind ko procureur général carrément signé ko. xam nga loolu dafa ne lu am solo. waaw mais tey. bu fekkee Sénégal jaar na fii tey may ma rek ma wax la loolu. ma egg parce que dafa affaire bi dafa am solo. bien sûr dafa am solo. bi ñu ñëwee ba nga xam ne président falu na ba 2015. ñuy def kii bu bees. ñëwaat ci mandat bi ne nul ne peut faire deux mandats successifs. mais dañu jël acte maanaam dañu jàpp li nga xam ne moo xew ci ginnaaw nga xam ne sénégalais yi ñoo ko bind. mu nekk seen fulla nekk seen fayda ñu taxaw ba ñu ni léegi ñoom kenn mënatul weesu ñaari mandat loolu moo tax tey di wax débat 3e mandat. amul sens de mon point de vue. warul war la am parce que warta am parce que bu fekkee ne. kii nga xam ne mooy chef d'État daf ko war a leeral une bonne fois pour toutes loolu day baaxal rek waaye bu fekkee ne ak li fi xew ak Sori Kaba. waay mu ne sa second ak sa dernier mandat nga day rek. ñu rëq ko rëq ndigg li. loolu tiitlawu la. c'est-à-dire que ni mu demee du méthode bu baax même su fekkoon ne moom mu ngi koy jëlee ni sama gars yi su ma leen téyewul dootuma mën a gouverner te Sénégal pëndal bi day bari. mais loolu soo ko defee nga bëgg censurer da ngay indi culture complot te culture complot gis naa muy am. dañ lay dofloo léegi maa ngi dégg ñu naan Thierno Youm xaw ma lan dafa maître Youm dafa bëgg ne candidat. mi ngi am ay lobby yu koy téye léeg-léeg ñu ne kii di xaw ma. Aliou Sall gëm nga yooyoo. non c'est que dafa am gestion information. yu sensible soo ko leeralul defuloo ko. lu ne mën naa xew su ko defee nag ñi nga xam ne dañu bëri caaxaan. dañ lay génneel ay fake news ba nga xam ne. ak ñi nga xam ne da nga bokk ak ñoom sax ñuy jékki-jékki rek ku leen neexul ñu ne diw la diw. kon daal na ko leeral ne. moom. dernier mandat moo nekk nii
kon daal ci gàttal monsieur Tine ci gàttal dafa farlu dafa war a liggéeyal Sénégal. justement jeex na génne ko génn bu baax. fajaat Sénégal parce que Sénégal dafa feebar. si Sénégal dafa feebar suñu fajaat defaraat suñu institutions yi dañu feebar. loolu bu ko defee ba nga xam ne Sénégal wér na mu moderniser ko. walaay bu fekkee ne moom magul mag boobu. waay mun na am sax bés bu demee gars yi dem ni nañ ko dem jëli. woowu. moom moo fi dese président Macky Sall def ni Poutine defoon ay jamono. mën na ko sax. mais pour jeexal comme que Alioune Tine ci gàttal daal jàpp nga ni mbirum 3e mandat président Sall ñu koy wax nekkul débat ndax nekkul lu yaadu nekkul lu xel mën nangu. même ci constitution wu Sénégal sax da ngay jàpp ni nekkul lu xel mën nangu warut a nekk débat. kon loolu dañ koy tëj. kooku dañ koy tëj. leer na nekk fi may ubbi nag mooy. la xew barki démb Casamance ku la xam-xam ni défenseur droit de l'homme nga. rapidement ñu dugg ci ak faatu Abdou Elinkine Diatta. ñetti nit ba ñeent sax am ñu wax ne ëpp na ko àgg na juróom ñu faatu. jàngat boo am ci li xew ci biir MFDC. waaw xam nga ñun yàgg nañu liggéey ci affaire mbiru MFDC Abdou Elinkine xam naa ko lu yàgg. boobu moo nekkoon espèce chef de protocole wu Diamacoune Senghor. waay kuy dugg foofu moo lay dugal mu ngi nu toujours ci buntu bi. kon koo miin la. xam naa bu baax a baax miin naa ko de ba muy nekk porte parole. ba muy nekk chef nii. waaw chef rebelle. dafa am ay information yoo xam ne da nga koy boole xam nga yàggul dara. kii di Robert Sagna ak comité bi nga xam ne moom la jiite. yàggul rek ñu daal di ni ñoom ñu ngi wax ni waa MFDC léegi d'accord nañu pour waxtaan pour jàmm am. xam nga kooku mënoo koo ñàkk a boole ak li xew nii. moo tax ñu war a def enquête ci li tax. ñu rey Abdou Elinkine ñan ñoo ko rey. loo njortu te kooku foog ñu juger leen. loo njortu ñu koy rey. pour le moment mënumaa njortu dara mais dama ne am na coïncidence boo xam ne ñi te ci MFDC day bari. ndax moom nee woon na bu ñu demee ba ni jàmm mi ngi ñëw rek wala ñu ngi jublu ci jàmm rek nga gis ay jéye yu am. justement loolu lay problème ndax dañu fee déggoon bu ñu jëlee histoire Sénégal ak mbirum Casamance ñin faat bari na mais li mujj mën nga wax lu mel ni kim Chérif Sant Ding Aïdara. wala El Hadj Oumar Lamine Badji la ko jiitu. tey ñu waxatim ku toll ni chef. nga xam mi ngi doon incarné ni moom moo jiite MFDC léegi Elinkine Diatta Abdou nekkoon sax porte parole ñëpp xam ko. ñëpp xam ni doon na waxu jàmm naan jàmm war naa mën a am ci Casamance ñu faat ko. kon day mel ni am na ci biir MFDC mbaa ñu ne ci biir Casamance ci bëgguñu jàmm Casamance. am na ñoo xam ne bëgguñu jàmm parce que guerre bi moo leen di dundal. parce que guerre bi ak xam nga situation boo xam ne ce qu'on appelle les pêcheurs en eau trouble. waaye te kooku dafa yàgg. dafa yàgg. lii nag mu yaakaar naa amul guerre bu gën a yàgg. guerre Casamance depuis 82. li ñuy wax conflit de basse intensité moom la. te guerre bi dee na xam nga guerre dafa bakkan la. waay li ko dese ci bakkan bariwul. day am durée de vie waaye nag li ñuy wax coma bi. coma bi dafa yàgg. dafa yàgg. mais ndax guerre bi jeex na monsieur Tine bu fekkente ni barki dem yaa ngi fàttaliku ni bu yaa ngi suivre information yi Salif Sadio def na ay sorties yu bari finalement la ko armée sa ko dànkaafu sax tey li xew barki dem yaa ngi dégg boo faa bayot ba tey xamuñu fu mujj sax justice baa ngi koy toppandi ba tey mais dafa mel ni Casamance tout le temps yaa ngi dégg ay braquage des fois ñu ni ay bandé koy def mais lu mën di xew nëx mi ngi am ci biir Casamance monsieur Tine. waaw loolu nga wax yëpp ñu ngi koy xool bu baax xam nga tant que acteurs yëpp nga dajale leen amul benn année daal laa xam ne loolu am na c'était en 99 Abdou Diouf fexe ba nga xam ne à Banjul dajale ñu ñëpp ñuy waxtaan biñ ko defee macha allah man c'était pour la première fois ma daje fa sax kii di Ansoumana Mané. waaye Ansoumana Mané. ñëpp nga fa woon. biñ paree loolu président Wade ñëw. su ne woon Lamine Cissé parce que moo ci nekkoon. waaye le général. waaw ak kii nga xam ne aussi mooy général Niang. moom personnel am ak personnelu Abdou Diouf ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci mbir mi ba àgg foofu. dañu waroon toog rek ni léegi def nañu kii nañ Banjul 1 Banjul 2 nañ ko réussir fekk
Banjul ñu ngi amoon quand même Cheikh Sidat Diop mu ne woon président. waay mu nekkoon ministre des affaires étrangères. Sidat Diop léegi moo nekk ambassadeur ambassadeur Gambie en France exactement. ma koy nuyu ndax moom tam jaax na diisoo fii. bu baax man sama xarit la bu baax jaax na diisoo ak DTV. Wakaam gii la dëkkoon. waay Cheikh Sidat ku baax macha allah. waay docteur Sidat vraiment docteur Sidat Diop. Sénégambien la. donc liggéey boobu ci nga xam ne ñi ci gën a farlu ñu ko def ci la bokkoon. waay te it amoon nañ tamit dañ wax dëgg te dee rek muy Cheikh Tidiane Gadio muy ku xarañ. ci affaire defar dox tànku jàmm dox tànku jàmm. mais gis nga ñooñu suñu leen boole woon rek. je pense que mënoon nañ ko régler lu yàgg. waaye nag affaire bi dañ ko bàyyi. xam nga léeg-léeg day dem ba mu nekk ay kii résiduel. waaw day sax yàgg. su ko defee mu yàgg mu am délinquance bu bokk ci jaaykati ñi jaay yàmbaay yeeg. trafiquant yooyu yëpp bokk ci am na mu bokk day transformé wu. su ko defee nag bon yii ñuy gis yëpp moom la moom guerre bee yàgg nii rek. mais ndax gëm nga ni mën na bloqué wala mu am impact ci doxin bi ñu doon dox li ma koy wax naan ndax mën na nëxal ndox mi doon teeyal pour jàmm. ma ne tànku jàmm boo ci nekkee doo sonn doo tàyyi doo bàyyi da ngay continuer rek. alhamdulilah donc ñii nga xam ne ñooy ñoom Robert Sagna te di ko dox. bu ñu am benn découragement gouvernement Sénégal bu mu am benn découragement na ci continuer di ci dox bu mu ci tàyyi bu mu ci bàyyi. merci beaucoup Alioune Tine laaj bu gàtt kañ nga mujj a gis président Macky Sall. waaw gëj naa ko gis juste ci veille élection yi bi ñu ne bon que président Wade bi mu waxee wax jooju quoi wax ji mu wax ba pare menacé si lañ dem nag di dox. waaw bi ñuy dem di dox pour jàmm am ñu dox nañ lu bëri pour jàmm am gis nañ ko il nous a bien reçu ñu waxtaan ak moom. waaye fi ñu toll bëggaat naa ko gis nag. loo ko bëgg a wax nga baal ma lokki lanc bi. waaw xam nga nag bu fekkee ne li nga wax président da nga koy wax fii dootul am si solo. xam naa ni danaa gisaane. waaye li ma jot dana ci bokk mbirum troisième mandat bi. xam naa doonu nga wax waaw wala déet dama lay muñal loolu. ma daal xam naa ne su ma ko gisee daal dina waxtaan ak moom. man bu ma ko chaque fois ma gisee damay waxtaan ak moom. waaw damay waxtaan ak moom te man awmul tabu. waaw man lu ma xalaat muy moom muy avant moom muy Wade vraiment lu ma xalaat. ma toogee président dama ko koy wax lu ma koy digal dama ko koy digal bu baax dama ko daan li baax na li nga xam ni xam naa ni daal li baaxul danaa ko ne président li baaxul. li baaxut man am naa mbégte lool li ñu waxtaanee lu bari gis naa lu baax la sama diggante ak yow. ma lay gërëm bu baax ci ni nga dalalee émission diisoo tey. ma leen di gërëm tam di leen sant et puis di leen dalal bu baax fii ci Afrikajom Center. waaye xam ne ni yéen waa DTV fii tam seen kër la. dëgg la sunu kër la. yàgg nañ seq ay waxtaan man ak yow depuis la rajo. vraiment ñuy am mbégte lool ndax saa bu ñu la fëggee nga ubbil ñu. vraiment li ñu doon séntu ci waxtaan bi am naa ko. ndax tontu nga samay laaj. waaw jëm na maa na bi. jàkkaarloog professeur bi. ngir jéem koo cax mu caqi. macha allah gërëm naa la bu baax ci ni nga caqee samay cax. des na yenn cax yoo xam du xaj ci wenn waxtaan wi tey daañu amaat jotaay waxtaan ba yéen incha allah ba ma ko mayee. dëgg la vraiment gërëm naa la bu baax. merci di leen gërëm tam di leen sant. merci beaucoup mu nekkoon seen émission diisoo spectateurs yëpp merci. mu nekkoon émission diisoo ak sunu gan Alioune Tine jiite Afrikajom nekkoon waxtaan ak ñun ci lu bari ci réewum Sénégal incha allah kon beneen bis ak beneen invité beneen sujet ngir wéy di ànd ak suñuy programme ci DTV sëñ Tine gërëm naa la bu baax merci beaucoup. merci jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci.